Njamb Fall dëkk la bu nekk ca Léona ga ca Sàkkal ga ca Louga benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. El Hadji Amidou Kassé kay kaddu yi mu yëkkati te yëkkatee ko ca TV5 waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ngi koy jàppale ci seen gis-gis ñoom coalition boobee fare ci mouvance présidentielle bi moom ministre conseil El Hadji Amidou Kassé dafa juum moom kon moo war a joyandi waxam joojee ci yooyu la jamono waa Benno Bokk Yaakaar di ko jàppale am na ci keneen ku bokk ci APR kook yàq na ko musiba ak mbelengaan mu di Yakham Mbaye moom directeur général bu yéenekaay bii di Soleil gis ne El Hadji Amidou Kassé li mu wax du dëgg te it procureur bi waru toog xaar da ko war a convoqué ngir mu leeral loolee mu wax El Hadji Amidou Kassé kàddu yi nga xamante ne ji yëkkati na ko ñu bëri jàpp ne du gulet moom mi ñu dénk communication bi fële ca présidence de la république ñaare bari na lool bu ko waxee nit ña topp ci dem leneen luñ ci waxaat ndax njuumte gu ñu cay jàngat des na ànd ak Abdoulaye Cissé ci jàngat ci loolee. Gëmbal ga ca diwaanu Ndar dinañ fa dem seetlu gi moo di barab ba daanaka dara amu fa li ko yokk nag bokk na ci koppar yi leen di baaxee ngir ñu war ko doxee mu di budget bi toll ci fukki millions ak juróom mënalu leen lu bari ci jamono jooj African Journalist Forum demoon nañu foofee ca Gëmbal ngir doon seeti yëf yàq na mu mel bu ñu ca noppee daañu ànd ak Georges Déthié Diop moo ñuy faram fàcceel xibaar yi biti réew yi maa ngi lay nuyu Georges. fay naa la Mohamed. lu ciy gën a fës. daañu dem Mawlil foofee bilangu lakk takku bi amoon ca Yoro ak Ganga fan yi yokku na MINUSMA ne ñeent fukki nit ak benn ñoo ci ñàkk seen bakkan laata loolu nag gouvernement bi dafa xamle woon fanweer nit ak juróom-ñett lañ fa faat ca Guinée Bissau moom président bi di José Mario Vaz bañ ne du tab Domingos Simoes Pereira mu nekk premier ministre. mu bind ko nekkoon joxe weni tur wi nga xamante ne kookee mooy doon premier ministre. Youssouf Bodian maa ngi lay nuyu. di la fay Mohamed. tàggat yaram yaa ñu koy faram fàcceel ci journal de la CAN ginnaaw xibaaru digg bëccëg gi waaye duñ ci mën a jàpp jamono ji. xibaar bu neex bi sànq la wadd groupe Futurs Médias jënd na kon droit yi ngir RFM mën leen dëttal match Coupe d'Afrique des Nations Coupe d'Afrique boobu la nga xamante ne subalee door jamono yi ca Égypte daanaka yi fii daa xumb suñu sukkandikoo ci kenn suñu envoyé spéciaux yi di Cheikh Tidiane Diagne di ngeen ko dégg ci xibaar yi jëm ci wàllum CAN bi waa Cameroun seen joueurs yi ba tey demaguñu foofule ca Égypte ñoom ñu ngi Yaoundé di sàkku ñu fay leen seen prime participation joueur bu nekk war ci am ñaari fukki millions ci francs CFA. nañ den tamit Mauritanie ngir xool ban équipe la Mauritanie yóbbu foofule ci CAN bi nga xamante ni mooy CANam bu njëkk rendez-vous bi ak Laye Diaw ñu ñëwaat ci CAN Égypte 2006 Sénégal la doonte sax amoon na ay match yu jafe ci poulam dem na ba ci demi-finale yi. loolee ci journal de la CAN lay doon ginnaaw xibaaru digg bëccëg gi waaye laata ñu cay yegg danañ leen jukkil ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg geek kàddu yi bàyyeekoo ci Yakham Mbaye directeur général bu Soleil bokkit ci APR ay kàddu la yëkkati jëm ci dal ci kaw El Hadji Amidou Kassé ne moom El Hadji Amidou Kassé ministre chargé communication ci présidence de la République kàddu yi mu yëkkati ci TV5 kii di Yakham Mbaye li mu ci gis moo di kàddu yo du dëgg te it procureur bi war na ko convoqué ngir déglu ko ñu teewlu kii di Yakham Mbaye ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen. El Hadji Kassé dama am information dama am xibaar nag foo ko waxee mi ngi dëgg bu wane ni loolu coow li am bi ñuy wax benn affaire prestation la liggéey bu Aliou Sall def ci domaine agricole may firndeel ni loolu mu wax amul te ni mu waxee dama am information day mel ni moom position nguur gi mu taxaw daf ko jox capacité mu am information yoo xam duñ koy nëbb wala dara mbir mi demeewul noonu moom dafa dem ci Aliou Sall ne ko dem la seet si en tant que mag yow ngay rak en tant que collaborateur u sa mag bëgg ñu waxtaan nga expliquer ma ay affaire pour que man damay préparer di la jàppale pour ma am ay éléments de langage Aliou wóolu ko ni magam la camarade am la yëpp ni ko man nëbbuma dara diñ may tuumaal voilà les preuves diñ may tuumaal sama compte ni musuma jot pepp xaalisu $250,000 bu jógee ci Frank Timis dugg sama compte dugg ci yeneen expliqué ko kooku génn li mu ko def dafa mel daf ko jam paaka ginnaaw mais moom position bi mu nekk ci wetu magam du cëram d'autant plus nag li gën a garaaw li mu waxu ko émission ba bi mu koy def ba bi mu paree bañ koy diffuser coow li ulli président de la république mi nga xam ne moom lay liggéeyal te moom muy collaborateur wax ko woon président de la république. nee nga président de la république yëgu ko woon rax si dolli El Hadji Amidou Kassé wax ci mbir mi amul léegi nag lan moo war a nekk conséquences yi bu ñu xamee ne El Hadji Amidou Kassé mooy xelal njiitu réew mi ci wàllum communication. non man bokkuma ñi nga xam ni dañuy gis seen bopp yëg seen bopp ba lu ñuy wax
président de la république ñu taxaw di mbedd mi di ko wax man loolu sama ñàkk xam adduna wala ma yaakaar leen yeggagul foofu. mi ngoog Yakham Mbaye moo doon àdduna ne ci yooyu la jamono waa Benno Bokk Yaakaar ñoom taxaw nañu ngir di jàppale kii di El Hadji Hamidou Kassé chargé de communication ci présidence de la république ni ma ko waxee ci kàddu yu mu yëkkati ci TV5 di wax ne Aliou Sall jot na kon xaalis boobu Franck Timis moo ko versé dugal ko ci compte Agritrans gi nga xam ne Aliou Sall moo ko moom ñu ca wax joojee kii di Pape Mao Diouf mi nga xamante ne ji mooy chargé de communication bu Benno Bokk Yaakaar gis ne Aliou Sall kii di El Hadji Kassé dafa juum moom nag moo war a kon dellu si ngir jooyandi waxam jooje Pape Mawo Diouf ci jokkoom ak Pape Bes Diba. li ma jàpp mooy moom mun na juum c'est-à-dire li mu wax moom mooy fa information am toll waaye weddi nañ li mu wax kon nag mel na ni mun na juum donc waaye moom am xamee nañ ko mat goo xam ne su dee juum na itamit dina génnaat wax ne dafa juum waaye njuumte war na mun a am su fekk waaye fa mu waxee mooy fa mu toll ci information mooy maanaam li mu xam ci mbir mi fa mu ca toll mooy li ñëpp gis loolu la ci am waaye li ci des xëj na moom ci boppam dina ñëw leeral ko après mais mun na juum ci li mu wax te jàpp nañ ne sax xëj na loolu la dafa war a juum mais loolu moom dina ñëw leeralal ko boppam te am na mat gu day noonu su fekkee ne fa mu toll ci information lañ ko joxoon ci information méngoowul ak li nekk ne leen wóor na El Hadji Kassé dina ñëwaat teg ci woote nit ñi rek ñu ànd ak dal gannaaw bi nga xamee ne état de droit dëkk bu yoon yor ni muy doxee mooy fekkee ne ku nekk da nga am ay firnde ci li ngay wax te ñu ne yoon woote na ne képp ku am nga lu bees la loo war a mun a indi ci waxtaan wi nga indi ko ñu xool mu leer ndax ñu xool li ci jub ak li ci jubul li ci dëng ak li ci dëng kon nag jarul coow lu bëri lii El Hadji Kassé wax nag ci émission bi soo xoolee émission bi yëpp li ci ëpp wax dëgg yàlla mi ngi jàppale li nga xam ne mooy li ñu gouvernement bi di jàppale yi tamit ñi nga xam ne ñooy mooy la politique de l'État ak Aliou Sall ci boppam ci li nga xam ne teg nañ tuuma yu ñaaw yooyu ci deram mi ngi noonu léegi nag El Hadji Kassé moomee nga xamante ne ji wax na wax ji am na jeneen wax ju ko fi jiitu woon joo xam ne wax na ko ñaare lu mu ci wax rek coow da cay topp ñu ànd ak Abdoulaye Cissé ci ab taxaw seetlu. bu doon théâtre la sax ñu ne waaye ñi ak ñàkk xorom ci ni ñuy doxaleek El Hadji Kassé ndax nag ñun yaakaaruñu woon mukk ni mbiri pétrole bii nga xam ne ba fi mu toll nii Aliou Sall Macky Sall ak ñooñu ko seq rek la ñu ciy tudd musuñu woon a mën a yaakaar ni danañu dem ba jëmmi jamono El Hadji Kassé pëccëx ci biir ba finalement moom la ñuy jéem a sauver fi mu toll nii ba ci Yakham Mbaye mi nga xam ne moo dirigé yéenekaay bi di Le Soleil farandoog gouvernement bi. moom pexeem mooy traître bii di El Hadji Kassé nanu ko sauver waaye bu nu ci jógee door a lijjanti ay mbiram mbir mi nag dafa mel ni jëfaru national bu am ci biir réew mi ndax ay màggeti dëmm lañ di tamante te ku ne loo xamal sa morom yaa ngi koy wax ndax El Hadji Kassé tàmbale woon def na fi loo xam ne sax tojange gi ëpp na ci nettal yi ndax la mu njëkkoon wax ci rapport inspection générale d'État bi ci ne président Macky Sall yëgu ko waay réew mu toll ni Sénégal juróom-ñaari at rapport nekk ci suuf président bi yëgu ko loolu rek xotti war ma président de la république la ndax nag fukki millions yi doomi aadama ak juróom yi yeewoo ci réew mi ba ci xale yi war a juddu sax fin atum 2019 bii gisoon nañu xibaar bi ci groupe WhatsApp yi président xëy na dafa war a dugg bokk ci groupe WhatsApp yi ngir di mën a am xibaar El Hadji Kassé li mu wax ci télévision bii di TV5 boo ko jëlee dafa mel ni saaxe na pexe yi gars yi pale bi laloon yëpp ba tax ñu mere ko waaye nag ñun bi yoon moom El Hadji Kassé la ñu gëm nañu ni li mu wax am na fu mu ko teg wala boog am nañ ci njort bu rafet ne xam na ci dara ba tax na du ñu nangu kenn diñu gëmloo ni El Hadji Kassé dafa tuxoon dafa màndi wala dafa réer wala àndul ak sagoom du ñu ko nangu ndax li mu wax lu mu xam la te lu dëggu ci moom donc dañu ko war a topp bu fekkee nag gars yi dañuy jaay mbong bëgg a gëmloo ni dañuy wone ni El Hadji Kassé àndul ak sagoom ba tax na la mu wax duñu ci dóor seen doom nun danañu ci caw nit ba mu miir ndax duñu ko bàyyi mukk nag te fi mu toll nii procureur sax war na koo lijjanti ndax nag bu dee ay seede la doon wut li ci El Hadji Kassé wax kenn mënatu la wax lu ko romb ndax lii mooy mbir mi te war nañu koo lijjanti. mbir ngi mu ñuy dégg ca war koo lijjanti mu di Agritrans bi coowal pétrole bi jibee ak léegi BBC sulli cay mbóot ñi ngi koy tudd nee nañu entreprise société la bopp Aliou Sall moo ko sosoon atum 2011 dénk ko Abdoulaye Timbo ñu ànd ak Mohamed Ali Mouba mu gën ñoo leeralal
lii di Agritrans. Agritrans société la boo xamante ni droit sénégalais la mu nekk responsabilité limitée avril 2011 lañ ko créé muy yëngu ci wàllu mbay mi di jaay ay produits agroalimentaires di def itam transport marchandise jaay ak jënd produit biñ koy sos nag 1 million de francs CFA lañ génnee Ablaye Timbo moo koy gérer moom mooy maire Pikine nekk itam nijaay président de la République ak Aliou Sall mi ñu jàpp ni moom société boobule turu Agritrans ñu koy dégg pour la première fois ci affaireu Petrotim bi gannaaw reportage bu BBC def ci wàllu woowule jàpp ni kii di Aliou Sall jot na 146 millions de francs CFA ko BP defal ci wàllu ger ngir ñu jàppal leen ñu am contrat turu Agritrans ñu ngi koy dégg gannaaw affaire Petrotim bi reportage BBC génnee ko jàpp ni kii di Aliou Sall jot nañ ko ger jox ko xaalis mu toll ci 146 millions de francs CFA loolu nag société boobu moo ko encaissé Aliou Sall nag moom weddi na loolu yëpp nee na musul jël xaalis bu jógee ci BP waaye nag depuis démb kii di ministre conseiller chargé de la communication bu présidence El Hadj Amidou Kassé daanaka dugal na ko ndaxte nee na ci interview bi mu def ci TV5 nee na 146 millions de francs CFA yooyu am na te dugg na ci caisse Agritrans waaye nag xaalis boobu dañ ko fayoon kii di Aliou Sall ci yenn prestation yi mu def ci wàllu mbay balaa loolu nag kii di Abdoulaye Timbo moom itam jotoon na jàppale Aliou Sall newoon na société bi mu géré Agritrans musul gis benn virement boo xamante ni jóge na ci BP. Mohamed Ali Mouba leneen ci wàllu xabaar bokk na ci enquête yi nga xam ne ñi ngi koy def jëmee ko ci mbirum Aliou Sall ak Petrotim déglu gi ñuy déglu ñi di témoigner yi ña ngi koy wéyal ba léegi jàpp leen ne bu weesoo Babacar Mbaye Ngaraf ak ki nga xamante ne jikkoon moo di taskatu xabaar bi di Mout Ban tey ji ñoo ngi wax ne dinañu wala bokk tey ji Pierre Goudiaby Atepa di architecte bi moom kon moom la alkaati division investigation criminelle yi woolu jëm rek ci déglu bi ak enquête boobee nga xam ne ñoo nga ko cay def rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. kuréel gi di plateforme aar lu ñu bokk nee nañu dégg nañu bàyyi gi nga xamante ne ji imam Amadou Makhtar Kanté bàyyi na ko maanaam jugee ci googile kuréel imam nee na li tax mu bàyyi ko daal moo di dafa dem ba gis ne la leen taxoon a jóg ñi ngi koy wàcc loolee nag kii di Abdourahmane Sow bokk ci kilifa yu aar lu ñu bokk gisewul noone nee na kuréel aar lu ñu bokk tey la ñu gën a taxaw ci xeex ngir ak leeraange am ci ressources naturelles yi am ci réewum Sénégal ak niñ koy doxalee ñu teewlu ay kàddu moom Abdourahmane Sow ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen maam di ko rafetlu it ñu def ci biir aar liñ bokk parce que ñu ñuy apporter ni ñu lu bëri ci waxtaan bi ci liggéey bi ci réflexion yi et tout ça tey nag yàlla def mu dem ba gisatul peut-être boppam ci ñi ñuy doxale mu ne vraiment mënul continuer ñu ci biir dina dem nag ci biti continuer liggéey pour jàppale ñu waaw ñu jàpp nag ni groupe moom noonu la àddina noonu lay doxee ñëpp mun ñoo bokk li ñuy defandoo wala li ñuy xalaatandoo donc des fois su suñu biir échange suñu biir waxtaan dañuy am ay ñàkk déggoo mais dinañ def tout ba nga xamante ni la ñu tax a jóg ci aar luñ bokk décliné ko mu nekk ci ay objectif am mooy fexe ba gouvernance des ressources naturelles tegu ci transparence bi mucc avec fexe ba justice sénégalaise def liggéeyam ba mu jeex nga xam ne lu ci mënti am nit ñi dinañ xam la ca topp mooy contrat yi ñu xool nu ñu koy renégocier en faveur du Sénégal la ca topp mooy bu dee dafa am xaalis bu ñu rek ñu fexe ba ko loolu juguñu ci xëy na ci biir des fois am na des ku def lii am ku dégg ne nañu wax lii nañ dem fii xam nga kii ni non d'accord ma ci loolu faw mu am ci groupe ci ñoo xam ne peut-être nii nañu tëgni daawuñu liggéey xamante wuñu dañ daan seenante rek tey Sénégal boole leen bañ nekk ci cadre aar bi ñu bokk di liggéeyandoo c'est normal que mu am ay jafe-jafe am na nag ñu ko miin ñoo xam ne tàmm nañ xeex bi tàmm nañ werante bi tàmm nañ xëccoo bi mais dañuy xool rek des fois bu ñu waxtaanee ba groupe majoritaire bi mais lii lañ d'accord jàpp nañu lii moo gën dafa am ñoo xam ne dañ leen di minoriser donc loolu mënut a ñàkk ci groupe te man loolu laa gis daal luñ koy dindi ñuy difficulté. jàppale ne it waa aar li ñu bokk nee nañu manifester gi ñu defoon keroog àjjuma ca place Obélisque ngir bëgg ñoo dig leeraange ci coowal pétrole ak contrat yi ñu ciy wax dañuy delluwaat amalaat manifester googe àjjuma gii la ñu ko fas yéene ci jamono jo ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement boobee nga xam ne mooy aar lu ñu bokk convoqué bi bu Ndakaaru préfet bu Ndakaaru kon convoqué nañu leen ngir ñu waxtaane li nga xamante ne ji moo di boobile manifestation leneen ci wàllu xabaar lycée bu Soum nga ca département bu Foundiougne dafa lakk da doon lakk biig lu toll ci ñetti junni manuel nee nañu doon na ab doom
am na it lenn ci ay jumtuwaay njàng yoo xamante ne ji dem na ca lakk ga li sabab lakk gi jamono ji daal xamaguñu ko gaaña ñoo nga ciy lijjanti. wàllu épreuve mathématique yi nga xam ne dañu ko defoon te ñu ne daa ami rëq-rëq gaañ xëy nañu ci dellu siwaat di liggéey lu ni mel ci diwaanu Ziguinchor yëf ya bi ñu xëyee ma ngay jaar na mu war a jaare ñu leen di surveiller bu baax a baax leerali Lamine Ba. ñeenti candidat ñoo dooraat li nga xam ne nag moo di épreuve mathématique bi jëm ci concours général fii ci région bu Ziguinchor ñoo ngi ko defee nag ci ab benn salle bu nekk ci lycée Djignabo te ci suba bi yoon nag dafa mel ni kilifa yi jël nañu matukaay ngir bañ li gàkkal li nga xam ne nag moo di l'examen bi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Samba Sarr moom mooy superviseur concours bi fii ci Ziguinchor. voilà examen bi donc depuis 7h30 ñu ngi si donc joxe nañ épreuve yi depuis 8h moins d'ailleurs lépp a ngi si jaar si yoon censeur lycée bi mu ne ma effectivement nee nañ ko moom dinañ ko envoyé épreuve bi mais épreuve bi dañ koy codé maanaam moom du ko mën a ubbi tant que man ñëwuma bi ma ñëwee tey suba dinañ ko télécharger ubbi ko imprimer ko jox ko candidat yi à 7h30 bi loolu ñu ngi composé. li nga xam ne nag moo di surveillance bi ak kaaraange gi yokk nañu it bu baax a baax matukaay yi ci ay kàddu yi nga xam ne tukkee na ba léegi ci nga xam ne nag moo di inspecteur Samba Sarr. ñun bu ñu gisee loo xam ne peut-être mën naa xëjamal kii bi dañ koy wax chef de centre moom mooy assurer police su centre bi maanaam bu soxlaa ñu indi ay policiers wala yooyu ñoom lañ koy wax ñoom ñooy téléphoner pour ñooñu ñëw mais pour le moment gis nañ ne li wër centre salle bi booy di composé amul problème dañ leen di wax bu ñu ñëwee ak seen bagage ñu jël lépp li ñuy soxla ay bic ay machines yi nga xam ne peut-être c'est pas des machines qui permettent de tracer des courbes ay yooyu des machines pas trop perfectionnées dañ leen di wax ñun yóbbu ko fële si tableau bi ensuite dañ leen di surveiller moi personnellement man mi nga xam ne man maay superviseur d'ailleurs maa ngi surveiller en même temps que surveillante. bu ñu fa jaaree nag tey ci suba ay diiru 11h amagul benn candidat bi nga xam ne nag jotoon na génn ci biir salle bi ñoom ñëpp ñu ngi woon ci biir di composé ci supervision comité d'organisation bi lee Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine ñu dellu si Ndakaaru wax opération désencombrement bi nga xam ne ñu ngi ko fay amal tey jii ci wala bokk démb ci guddi ndëraan yi bàyyiwuñu dara fu ci mel ne ca rond-point bu Sam la fa nekkoon yépp jëlee nañu ko fa jàpp marché Tilène ak tig-tigal googe démb jëwleen gi ñu dénk wàllu urbanisme ak logement ak hygiène publique ñu ànd ak ñi nga xamante ne ji ñooy jumtuwaay yi mu war a àndal wàcc ca avenue Blaise Diagne tey ji xëy nañu fa dellu ñun xool la ñu fa liggéey ñu ànd ak Nafissatou Sylla ci reportage. avenue Blaise Diagne bu leer naññ la ñu xëyee tey benn table newatu fa li ko dalee rond-point Sam ba poste Médine lépp la ñu fa jëlee gannaaw déguerpissement ba ñu fa amal Issa Cissé di jaaykatu garab sikkim bi weex mu am yaram tey kurusam ci loxom di fësal njàkkareem moom nag ay at a ngi nii mu ngi jaay ci peggu yi stade Iba Mar Diop. tey suba gannaaw suba nga jënd sa bagage yi nga dem si yow ku deful yow yaa xam waxul kenn dara après guddi 11 minuit jël ko bagage yi sànni ko bagage bi fu naa xam fu mu nekk ay minuit yi ma ngi tëdd la lépp. ci beneen trottoir bi Ousmane Cissé di jéem di récupérer li des ci njaayam. ay vaisselle laa doon jaay sama table ba yàq nañ ko bagage yi am na yu ma rawal dugal si biir am na yu toj te ay verre la. mu dikk la ñaata ci perte boo koy xayma. mënu ma xam mën na nekk 50 000 sax. Maodo Diop nag moom annonce bi préfet defoon ay caaxaan la ko jàppee muy ñaawlu itamit anam yi ñu amalee déguerpissement bi. fii maire bi noonu fi dañu fay maire bi dañu fay chaque mois dañu fay table nekk 4 000 francs weeru de maire bi ñëw na fi waxtaanee noonu mais préfet mu ñu fi ñëw maa ngi dem négocier préfet ba xam dinañ leen fi nangoo bàyyi loolu nag am si Bamba Fall loolu fi wax. su fekkante ne commerçant yi nag dañ cee ànd ak tiis ñi fay jaar bés bu ne mel na ni mbir mi dalee na neex. baax na trop yaatu na daal boo daa ñëw da ngay sonn ba bëgg a dee mais fi mu nekk nii moom wax dëgg neex yàlla yaatu sonn ba bëgg a dee oto yi sax duñ nangoo taxaw parce que day xat mais fi mu ne nii wax dëgg neex yàlla yaatu na. ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique mel na ni yoon bi mu tënku mi ngi fay jaar ci wàllu Dakar ville propre commerçant yi doon jaayee nag ci mbeddu Tilène bi di ñaana ñu am nu ñu leen gunge ndax ñu daal di mën a eggaliwaat seen liggéey. wutali diwaanu Ndar gëmbal ba fa nekk mi ngi ci ay jafe-jafe yi nag ba ca jiitu wàllu koppar la ndax nee nañu barab ba amul dara li ko xañ mooy fukki million ak juróom yi leen di baaxee ne budget dafa mënta matale li ñu bëgg loolee ñi ngi ko xamle ci jamono joj ay journaliste yu bokk ci African Journalist Forum ña nga woon foofee Mohamed Nabi Silla. gannaaw xowam si nga xamee ni jël na déeg yi ci bërëb bi ak suuf si laal ba ci gàncax gi réserve bu gëmbal di dund ay jafe-jafe capitaine Basile Sagna moo di adjoint conservateur bu gëmbal bi lay. budget la boo xam ne moom day wàññeeku d'année en année pour conservateur bi mën a dundal gazelle d'Orcas yoo xam ne moom la yoree en charge il est obligé di tibb si yeneen rubrique yi alors que
peut-être yoon mayu ko bu ñu mënoon a am courant état bi jàppale ñu si courant ñu gis ne Garga Mbossé bi mu ngi ñuy bëgg a ëpp doole pâturage bi animaux yi mënatuñu jëriñoo seen pâturage parce que lépp sax na ay Garga Mbossé rek ñoo fi ne. gannaaw bañ ko taxawalee ci 1983 réserve bu ni mel ay mala di fi dund mu doon fu taskatu xabaar yi demoon ci ndimbalu African Journalist Forum bi docteur René Massiga Diouf jiite. 720 hectares loolu pratiquement alum la ak espèces animales yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di def en sorte de ñuy continuer seen dund. parc bi dafa am ay quelques problèmes depuis quelques années. te ñu ne ñun daal nañu def première activité gëmbal pour permettre un peu journalistes yi ñu saytu mbirum gëmbal mën ko traiter et puis mën ko woon nit ñi partenaires yi pour que bu fekkee ne difficulté yooyu muy rencontrer état bi ak partenaires yi am na ci ñoo xam ne ñoom intéressé na leen ñu mën a jàppale parc bi. jéego yu am solo yu ni mel taskatu xabaar yi war ci gën a xar seen tànku tubéy ndax nag li ñuy liggéey mën a indi koom ak suqaliku ci suñu réew yi ci Afrique wërngal këpp. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. RFM bitim réew. benn waxtu du 1h fekk ñaar fukki minutes ak ñaar ñu dikk ak yéen ci xibaari biti réew yi ànd ci ak Georges Diop maa ngi lay nuyu Alaaji. maa ngi lay fay. ay ca Mali la ñu jëm ak bilan cong gi nga xam ne amoon na ci village Yoro ak Georges yow ni nga mel rek ngay bindee sa ñaawaay bi ci sa kanam yëpp a ngi ci mbind mi loo bëgg a wax fii. bàyyi naa la ko bind jolof mi nga xamante ne moo gën a ci liir ko. bilan ba dafa mel ne yëfee daa yokku de. yokku na MINUSMA moo ko xamle mission bu mbootaayu xeet yi foofu ca Mali xamle ne ñaari cong yooyu tax na ba ñeent fukki nit ak benn cosaanoo ca dogon ya ñàkk seen i bakkan bilan bu njëkk nag gouvernement bi dafa xamle woon ni li ci ñàkk seen i bakkan foofu toll nañ ci fanweeri nit ak juróom-ñett ONU xamle nag cong yooyee nga xamante ne. moo amoon foofu tax na ba lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki nit jógee seen fa ñu fekk baax dem làqu ji ca yeneen dëkk yi nga xamante ne ñoo jege fi nga xamante ne moo de Burkina Faso wala sax ci Burkina Faso ci boppam. gànnaar la ñu jëm mu di Mauritanie gannaaw ñaari semaine ñu nekk ci campagne di waajal élection yi tey jii ci minuit ci la maanaam campagne ba di jeex waaye ñu bari ci askan daal la ñu bëggoon a dégguñu ko. ay saaga yu bëri wala bokk xumbite. bu ko te bu dul loolu ay diggé rek lañ fa gis loolee moo di gëstug wala bokk gis-gisug analyste bii di Kissima Diagana nekk directeur bu site d'information bii di Initiative News mu ngi addu ci micro Mohamed Diop. Il y a une campagne virtuelle et il y a une campagne. campagne bi am na ci internet wàcc nañ tam ci terrain bi internet bi bari woon na ay xasante ku ne di yekk sa morom lu ne. un véritable niveau de débat. gisuñu daal débat bu ñor ci terrain bi nag bu weesoo candidat yi dem ci biir réew mi ay mbooloo yu takku doon leen dar. où ils ont si vous voulez été reçus. folklore be ci ëpp. de population il y a cet aspect. fu ne ñu taf nataalu candidat yi. pourtant mën nañoo def ci biir réew mi ba ci sax capitale bi campagne boo xam ne dañuy dem déglu askan wi. le débat ne sort pas. waaye ku ne ñëw di wax lii rek discours am. avoir droit à une campagne où. ak i digg yu dul jeex. au sein de la capitale où les candidats se mettent à l'écoute. te ñoom ñëpp boo xoolee ñoo bokk lu ñuy diggee. les candidats qui viennent ils parlent chacun sort un discours avec beaucoup de promesses et ils promettent pratiquement tous la même chose. ñu dem Guinée-Bissau Georges foofee njiit la di José Mario Vaz nee na xelam xalaatul muy jël kii di Domingos Pereira di ko def premier ministre. président José Mario Vaz moom daal li mu jàpp moo di day wéyal li nga xamante ne moo di xëccoo bi ak ka fa nekkoon premier ministre am moom nag nee na du gàntal na daanaka li nga xamante ne moo di li majorité parlementaire bi nga xamante ne waa PAIGC ñoo ca nekk bëggoon ñu tab Domingos Simões Pereira mu nekk premier ministre nekkoon nag ancien premier ministre bi nga xamante ne moom dañ ko limogé woon ci atub 2015 président Vaz ne démb jaarale ko ci ab bataaxal bi mu ko bind nee na nangu naa ne seen parti moo nekk majorité ci assemblée ba waaye li ma bëgg moom mooy ngeen tànn beneen nit jox ma tur wa ma def ko ab premier ministre. Centrafrique léegi xam nañu wootey présidentielle yi kañ la.
ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atub 2020 lay doon bu fekkee nag deuxième tour day am fukki fan ak ñeent ci weeru février atub 2021 lay doon démb la autorité nationale bi yor lépp lu jëm ci wàllu élection siiwal calendrier électoral bu scrutin boobee nga xamante ne présidentielle ak élection législative lay doon budget bi nga xamante nag mooy tax ñu organiser yooyee ñu ngi ko xayma ci ñaar fukki milliards ak ñeent Union européenne cote moo ne dana def lu mot xaaju budget boobee loi de finance 2019 yi nga xamante nag jàpp nañ ne war na cee dugal lu toll ci 500 millions de francs CFA ci ab compte équestre boobu ba léegi dara dugagu ca ñi nga xamante nag ñoom ñoo yor organisation électorale ba di autorité nationale élection ya ñoom nee nañ seen tiitaange daal moo di bu lépp yembul boo moyut élection yi du fa am jamono jooju ñu jeexale kook Turquie nag moom Mohamed Ndiaye ñaar fukki nit ak ñeent ñoom lañ daan seen ngiru ndun ca kaso ba loole nag ci procès bu put bi nga xamante ne moom lañ fa bëggoon def atub 2016 yoon dafa jàpp ne ñoom ñooñee ñoo tax ba li toll ci téeméer ak fanweeri nit ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakkan di leen doon toppe itam tentative de coup d'état ak tentative de renversement ordre constitutionnel ak ni ñu bëggoon itam faat ki nga xamante ne moo di njiitu réew ma Recep Tayyip Erdogan. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Georges Déthié Diop boo fet RFM Sport. Malal Diagne Junior. maa ngi laa ziar Mamadou Mouhamed. da nga fay doxanti si woon rek ñu yan la tàggat yaram gi. di dégg waa ji naan la ay boo feet. lu ma waroon a wax. affaire la ngaaru. lu mu wax ak loo wax. nanu fanaan jàmm nga ne ko bu neexee yàlla. waaye wi daanu. jërëjëf Diagne. lamb ji am na njëriñ de. yow it lu raw lamb ji sax am na njëriñ. Diagne ñu ànd ak yow nga doxal wàllu tàggat yaram gi. ci doon dox. bisimilah. nu dooree wàllu beach soccer gannaaw bu nu nuyoo auditeurs yi ñi jàpp nag ci ñaareel bi journée championnat boobu li nga xam ne moom moo di Jeux africains football de plage ca Cap-Vert Sénégal tey dina amal ñaareel bi jonganteem bu ñeenti waxtu tegalee fanweer ci ay simili gaynde yi nag gannaaw dem ba ñu dóoree Djibouti fukki balax ñett ci dara tey dinañu laaleeg ñooña bu ñu dóoree Kenya daal di kon génn ci ñaareel bi tour entraîneur ba di Oumar Ngalla Sylla jot na jokkoo ci suba si ak Youssouf Bodian wax naka la gaynde yi yeewoo ñu déglu ko. tournoi bi dugg na si bismillahi rahmaani rahim xale yi bi ñuy door a ñëw di jouer nañ juróom-benn minutes yoo xamante ne match bi dafa serré woon trop mënuñu woon dugal parce que yàkkamti woon nan mais après bi ñu amee occasion rectifier nañ leen si biir match bi après si lañ def nànk d'ailleurs sax bii bi ñu koy dugal xool nañ ne Alseni ñii boo joué ñoom footballu africain la da ngay yëkkati bal bi si kaw bu ko defee comme daan amoon ay déchets techniques ñoom boo yëkkatee ballon bi en l'air dinañ def ay fautes marqué leen ay bii donc defe naa ñun loolu lañ def Ousseynou dafa sànni bal bi si kaw def moom la naan jeu direct bi mu ko sànnee Adama après dafa dévier si ak boppam bi mu dugg balaa ñuy dem sax première tiers-temps bi di dem mi-temps di noppalaku mën na woon nañ leen 4-0 après bi ñëwee deuxième mi-temps ñu augmenté score bi après troisième tiers-temps bi fekk na après nag foofu nag ñu mu nekkoon benn festival de match quoi mooy foofu sax ñun après dan ray match bi ñaari biir lañ dugg si dernier tiers-temps mais boo xoolee daal après match bi dafa mujj si 13-0 tey Kenya lan am Kenya xool nañ leen démb ñoom Nigéria daka gagné donc ñoom tey dañuy jéem a ñëw def taxawaay bu baax pour bañ a jël défaite parce que ñoom bu ñu jëlee défaite dañuy toog te ñun bu ñu amee victoire dañuy qualifier demi-finale yi match la boo xamante ne xam naa du yomb au début mais dinañ ñaaxaat xale yi rek pour ñu mën si dugg di wax rek peuple Sénégal ñu ñaanal ñu ba yàlla def ñu indi ndam li Sénégal incha allah. nu waxtaanee wàllu coupe du monde jigéen yi ca France ñetteel bi journée tey jii bu ñaari waxtu jotee ci diggu bëccëg Cameroun bi ñuy jël ñaari yoon dina laaleeg waa Nouvelle-Zélande gaynde yi jigéen yi Cameroun nag fakk nu gagné suñu bëggee dal am yaakaar génn ci ñaareel bi tour nekk meilleur troisième ngir nag mën a dem ci huitième de finale yi. ñu wax tam ni am na jongante yoo xam ne ñu ngi koy xaarandi mu mel na que États-Unis bi war a laale ak waa Suède ngir nag xëccoo ñee place seen groupe boobule ndax ñaari équipe yi ku ci nekk da nga am ñaari victoire ñi nga xam ne nag ñoom itam ñoom ñoo di français yi am nañu ñaari victoire di waajal itam seen troisième journée nu waxtaanee karaté ak ñeen fukki entraîneurs yu jóge ci ay région yu nekk ci réew mi daal di nañu ñëw tàggatu ci Ndakaaru benn ay bés lañu fi def ñoom nag daal benn kàngam ci wàllu karaté bu jógee Espagne moo leen di tàggat moom nag ma ngi bokk ci fédération mondiale ba la ñu ca bëgg nag mooy fexe daal ba entraîneur sénégalais yi am jumtukaay yi war ngir mën a tàggat ay gone yu war a teewal Sénégal ci coupe ci Jeux olympiques de la jeunesse 2022 yi fii Pierre Gomis mooy coordinateur stage bi am na lu mu ci wax ci micro Oumar Mbow. nekk fi ak benn expert bu ñuy wax Antonio Oliva mu jógee ba Espagne nekk 9e dan ci karaté xam-xam bu bari ci wàllu naka la ñuy tàggatee xale naka la ñuy tàggatee athlète pour mu mën a jublu ci wàllu compétition yi. ñu doon tàggat ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngal xale yi
naka lañ leen di yoree pour que ñoom ñu mën a def compétition bu jaar yoon donc ci loolu moo tax ñu ne dañ koy woo comme ça moom mu mën a jàppale ñu jàngal xale yi karaté pour que ëllëg fu ñu delloo ci biir région bi ñu am yaakaar ni tey war nañ am lu ñu fi mën a jëlee fii ak samedi pour que ñu mën ko yóbbu ci région yi def ko ci biir xale yi su ko defee ëllëg li nga xam ne moom la ñuy mbébét pour 2022 ñu mën cee jot donc looloo tax waral tey ñu indi ko ci stage bi. waaw am na ñu jógee ba Tamba am na ñu jógee ba Saint-Louis am na ñu jógee ba Kaolack ñu jógee ba Casamance ñëw bokk ci stage bi. stage bi duré na presque une semaine parce que dafa tàmbale lundi ba samedi donc dañuy ñëw fii ba presque 15 heures ci ngoon ñu jeexal stage bi dellu fii la ñuy yendu ak expert bi. donc am nañu yaakaar ni loolu war na leen doy parce que lu ñu tàmbalee la mais yaakaar nañu ci weer yi di ñëw at yi di ñëw dañ koy ful mu gën a bare comme ça au moins ñu mën a tàggat suñu xale yi pour 2022. tabarkalla kon. mat na Mamadou wàcc na am. kay yi nga ma joxoon a ngi nii. jërëjëf sant la gërëm la ñu ñaanalante. ay ca tàggat yaram dana dellu si waat waaye ci kanam tuuti lay doon. ak Youssouf Bodian. journal de la CAN mu sol mbubb mu jekk. kan Youssouf am na xaalis léegi de. RFM nit yi yéen kaay yi. Active Long Paris, le spécialiste des traitements de cheveux avec les laboratoires Labomed. La gamme junior xale yi dañu war a toppatoo seen karaw bu baax. Active Long Paris dafa defal xale yi seen gamme mu am shampoing démêlant kit junior am tamit pommade junior waaye it la gamme Active Long adulte, le shampoing karité jojoba coco résine et aussi le kit adulte super régular, les ampoules pour la longueur résine et démêlant. te nag bu leen fàtte les masques Active Long Paris. yéen ñëpp yéen a ngi koy jëndee en gros ci 33 822 99 17 wala 77 815 20 20. Active Long Paris, nos cheveux, nos héritages. Active Long Paris moo leen di may seen revue de presse. bés bu dellu si moo neex Jumia mooy fêté 7e anniversaire am li ko dalee 24 juin ba le 7 juillet ay rabais yu amul fenn jusqu'à 80% ak garantie. téléviseur LED 32 pouces Nasco ak Starsat à 65 900 francs musul am ci Sénégal. Samsung A10 64 900. Infinix Hot 7 Pro à 68 400. Apple AirPod 2 original bi laa leen di wax ak garantie à 99 900 francs. Cuisinière inox à partir de 67 900. Ordinateur portable Lenovo Dual Core à 144 900. Ventilateur à 7 600 francs. donc ak yeneen i xewal ci marque yi ngeen taamu Binaton, Infinix, Samsung, Starsat. téléchargé leen application bi mbaa ngeen commandé ci jumia.sn wala woote ci 33 869 37 37. Jumia dina livrer Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack, Saint-Louis, Touba, Ziguinchor ak Tambacounda. bi anniversaire moom gagné rek. Jumia.sn site e-commerce leader moo leen di may seen revue de presse. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf El Hadji Amidou Kassé li mu wax l'observateur nee nañu bu doon football la ñu ne marqué na but contre son camp ubbil yéenekaay bi coowal pétrole bi jolle waa BBC ne Frank Timis wersaloon na Aliou Sall xaalis ci compte Agritrans la ko dugal mu di société boo xam ne Aliou Sall moo ko moom dénk ko Abdoulaye Timbo ngir mu di ko doxal xibaar boobee bi mu jibee yéenekaay bi ne nañu Abdoulaye Timbo moo njëkk a jóg weddi ko ne moom musuta yëg xaalis bu Frank Timis wersal Aliou Sall ci Agritrans. Aliou Sall ci boppam it def na fi conférence de presse weddi versement bu ni mel ba xam le ne musuta am te képp koo xam ne yor nga lu koy firndeel na nga ko génne. journal bi nañu ñoom ñaar mu di Aliou Sall ak Abdoulaye Timbo ba ñu bokkee weddi xibaar bi ñu bari ci askan wi tàmbali woon nañ leen a gëm waaye El Hadji Amidou Kassé ministre conseiller en communication ci présidence de la République yàq na lépp ne tugal la dem toog ci télévision tubaab yi di TV5 caméra ya tàkk tim ko muy wax ci pétrole bi fa la waxee lu ne weng ndax wax na ba dëggal ne Frank Timis versé na lu jege 125 millions ci compte Agritrans ngir Aliou Sall waaye xaalis boobee xaalis la bu ñu fay Aliou Sall ngir ab mission consultation bu mu leen defaloon ci wàllu mbay mi. L'observateur nañu wax ji bari na te wóoroo léegi nag kenn xamul kan moo ciy wax dëgg ak kan moo ciy kàcc Vox Populi nañu weñ gaa nga bañ a ca mbànjaxaan ga ca kaw la mbiri jaxasoowee ne dégg nañu Aliou Sall mu taxaw ne xaalis bi ñuy wax musu koo jotee ci Frank Timis. Abdoulaye Timbo taxaw ne moom it musta yëg transaction bu ni mel xaalis bu jugee ci Frank Timis dugg ci compte Agritrans ngir Aliou Sall loolee moom Abdoulaye Timbo mi jiite Agritrans musu koo yëg. El Hadji Kassé toog àdduna bi yëpp di ko dégg mu ne ci xibaar yi mu yor Frank Timis versel na Aliou Sall xaalis bi mi ngi ko dugal ci compte Agritrans mu di xaalis boo xam ne dañu ko fay Aliou Sall ngirub mission consultation bu mu defoon ci wàllu mbay mi. yéenekaay bi nañu 146 millions yi ñu naan Frank Timis jox na ko Aliou Sall ñii ci nguur gi ñii ñi ngi koy weddi ñii ñi ngi koy dëggal laatir bi nañu liy dëgg tey dëgg daal moo di
di El Hadj Kassé moom jox na dëgg waa BBC nee na Aliou Sall jot na 146 millions yu jóge ci Frank Timis doonte teg na ca sax ne xaalis boobee dañu ko joxoon Aliou Sall ngir faye ko ci mission consultation bu mu leen defaloon ci secteur agricole bi source waa nañu ak lu mën di xew daal El Hadj Kassé moom rey na Aliou Sall ba mu dee wet Les Échos ne ko bi laay waxati ko da ko doon weddil waaye far na ko gën a yàqal ne ca biir yi waxam démb ca TV5 wax na ba dëggal ne Frank Timis jox na Aliou Sall xaalis te téeméeri million ak ñeent fukk ak juróom-benn yooyee ñuy wax Aliou Sall da koo mas a weddi bi coowal pétrole bi jollee ci réew mi ak léegi Direct Info nee na dafa am lu ko ci jaaxal li ko ci jaaxal moo di àndandooy Macky Sall yi mu di Moustapha Niasse di Ousmane Tanor Dieng di waa LD di waa PIT ñoom ñëpp ba léegi kenn déggu leen ñu wax ci mbir yi rawatina kii di Moustapha Niasse ak ni mu mel ci pétrole bi xeeñ xunnu ci réew mi te ba léegi gisee su ko mu tafi bakkanam waxu ci lenn ñi cay wax booba ba léegi mu di waa plateforme aar li ñu bokk réew mi quotidien nee nañu li ñu bokk mi ngi bëgg a yàqu kuréel ga tàmbale naa tas xatte dara xewagul ne imam Kanté ma ca bokkoon bàyyi na moom imam Amadou Makhtar Kanté mi ngi ñu wax ci l'Observateur li ko tax a bàyyi nee na dafa dem ba gis ne politique da cee laxaso boole cee kit fitna ak jaayante doole mi ngi ci yam te moom imam Kanté munta taxaw ne dafa yoonal ba noppi di dox ci yenn yi Cheikh Tidiane Dièye bu waa aar li ñu bokk ne waa l'Observateur loolee imam Kanté wax demeewul noone ñu dem ci xët mu njëkk Source A gis fa président Macky Sall yéenekaay bi nañu moom Macky Sall mooy njiitu réew mi waaye bala laa jooyee gën a jàpp rek réew mi yëngu di xaraka xuttiku boo ko waxee mu ne yëguma ko woon firnde li journal bi nañu moo de ci weeru sulet 2016 fii la ñu fi dajale way laago yi ci réew mi jàpp leen yóbbu ca kaso ba ndax nee nañu dañ doon yelwaan ci mbedd yi bi ñu toogee ndajam conseil des ministres Macky Sall dane yëguma ko woon ba sippi ko fa sax maître Sidiki Kaba yekkoon ko fa musiba ak mbelengaan 2013 it bi salaire yu corps émergent yi tardé ak it bi ñu suspendre Cheikh Dione Macky Sall dane yëgu ko woon cour répression enrichissement illicite di kéré yi fii la fi demoon doon sisir kër Abdoulaye Wade ga ca Point E bi ñu waxee Macky Sall dane yëguma ko woon fa mu xaddee kaaba ga nag moo di ci weer avril 2016 bi ñu ne puqat ci Aïda Mbodj ndombal tànk président conseil départemental bu Bambey Macky Sall dane yëguma ko woon source waa nañu Macky Sall bu yëga di wulit soriwu ko nañu ko sori mook yi mu yëg ak yi mu yëgul yëpp te àndandoo dem ci l'Observateur yëgandoo la xew ca Louga ubbil journal bi xeesal baa ngay toj Louga yéenekaay bi ñu telli ci doy waar nag moo di ca Louga góor ñi ñoo dàq xeesal jigéen ñi dañuy jambo di ñaral di roccee ko ba weex tàll ciy góor. Active Langue Paris, nos cheveux, nos héritages. Active Langue Paris moo leen di may seen revue de presse. Jumia.sn site e-commerce leader ak promo anniversaire am di gën a mag si at bi di ko dalee 24 juin ba le 7 juillet moo leen doon may seen revue de presse. benn waxtu di 1 heure fekk fanweeri minute ak juróom ñett sa foofee la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média Mamadou Mohamed Ndiaye fare woon ci kaddu gemoon mbégte muya àndoon ci ak yéen Aliou Ba ne woon ci machine bi réalisation Alaaji Njoogu Jeen jàngeen jëf ci déglu bi ci kanam tuuti journal de la CAN 2019 ci rajo Futur Média ak Youssouf Bodian Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Mohamed. ay ca kaddu gàngoog jaajëf. di leen jaajëfal kon ci journal bi journal de la CAN ci kanam tuuti rek ñu jublu ci Aliou Ba. mais boy sànq ba léegi maa ngi lay xaar ana li ma waroon yónnee WhatsApp boy instant yi dama amul connexion teg si 50 francs képp mooy sama capital chii amuma connexion xewi na ñàkk connexion laa la ne Tigo jëlee na ko fii 50 francs yooyu nga yor le Tigo indi non booy comprendre ma la wax connecté fu la neex saa su la neexee le Tigo indi ak forfait internet 15 mégaoctets si 50 francs dong xanaa lii mooy connexion pour ñëpp non boy da nga dégg nag lii la Tigo wax connexion pour ñëpp tapel dièse 155 dièse ngir yeneen ni forfait internet yu Tigo yi Tigo moo leen di may journal de la CAN. équipe nationale bu Sénégal dina amaat séance d'entraînement tey bu 16h30 jotee GMT maanaam heure Ndakaaru 18h30 fale ca Égypte tey tamit ballon bi nga xamante ni moom la ñu war a jëfandikoo ci CAN bi moom la Lions yi di jëfandikoo ñoom it pour entraîner depuis démb
tey mooy veyu match d'ouverture bi suba la CAN bi di commencé foofu ca Caire jamono yi mbeddi xumb sunu sukkandikoo ci sunu envoyé spécial Cheikh Tidiane Diagne. fii nii ci Caire di capitale bu Égypte boo fi yegsee lépp daal di yëngu di wane ni Coupe d'Afrique des Nations ña nga ca niki ëllëg Mohamed Salah ak ñu ma àndal dañu daal di soobu ci gile jogante seen diggante ak Zimbabwe di ab match bi nga xamante ni di supporter pharaon yi ñu koy xaarandi bu baax a baax ndax ñoom seen bébét mooy fexe ba jël lii di Coupe d'Afrique des Nations. Cairo Stadium nag moom mooy daal di dal googule match d'ouverture côté sénégalais yi jàppale ni lii di journalistes yi ñu ci bëri daal nañ ci yegsi niki biig waaye nag ba ñu yegsee xëy tey ji suba gi seen bébét mooy fexe ba jot li nga xamante ni moo di accréditation ngir bu ko daal defee ñu mën a couvrir lii di Coupe d'Afrique des Nations te duñ si am benn jafe-jafe waaye jot lu ni mel metti na loolu gannaaw li nga xamante ni moo di rang bu metti bi ab itam ak buuxante ku ci nekk di def sa kéem kattan ngir fexe kon bokk ñi nga jotee boobu la kayit jàppale ni gaynde yu Sénégal ñoom niki dimanche la ñu fas yéene kon bokk soobu ci gi lay jongante seen diggante ak Tanzanie lay daal di doon waaye tey jii ci bu 16h30 jotee di heure Ndakaaru gaynde yi dañu amal benn séance d'entraînement huis clos lay daal di doon maanaam kenn du ko fekkee waaye fukki simili ak juróom yu mujj yi nag ñoom dañu ko fas yéene jagle li nga xamante ni daal moo di journaliste yi ngir ñu daal di filmer ak itam jël yenn ci ay réaction Cheikh Tidiane Diagne fii nii ci Caire pour la radio Futur Média. Cheikh Tidiane Diagne ñu war ci ànd ak Sora Thiam mi nekk ci yoon wi warul sore Caire ngir kon dëttal leen lépp lu fa xew fii ci Ndakaaru Malal Junior Diagne ak équipe bi yëpp na fi teew ndax xibaar bi mooy Futur Média jënd na kon droit CAN bi ci wàllum rajo kon mun ngeen déglu match yi yëpp fii ci rajo Futur Média li ko dalee suba ak match d'ouverture bi Égypte Zimbabwe bu 20h jotee. équipe Cameroun mu ngi ca Yaoundé ba léegi bañ dafa lànk ba tëdd ci suuf kon ñoom joueurs ñi nee nañ duñ dem ci Égypte tant que fay ñu leen seen prime de participation. France Afrique du Sud ak Angleterre mooy ñetti réew yi nga xamante ni seeni championnat ñoo ëppale ay joueurs yu leen teewal ci CAN bi xibaar yu mujj bàyyeekoo ca Égypte ak ci yenn réew yi nga xamante ne qualifié nañu ci CAN bi ñu ànd ci ak Pape Besdiba. équipe nationale bu Cameroun waroon a jóge démb ci Yaoundé ci ngoon ngir dem Égypte waaye joueurs yi dañoo bañ a jóge seen hôtel di laaj seeni prime participation joueur bu ne war nañ la jox 20 millions ci xaalisu CFA te versé guñ leen ko bi léegi Samuel Eto'o lañ mujj woo ngir mu négocier ak Choupo-Moting ak Bandam champion en titre yi ña nga toujours ca Yaoundé juróomi fan rek dese leen ci seen premier match buñ nar a amal talaata contre Guinée-Bissau ca Égypte nag championnat français ñoom ñoo gën a ëppale ay joueurs foofu ndax ci téeméer ak juróom fukki joueurs yu nekk foofu 89 yi dañu jógee ci Ligue 1 ñi ci des ci division yi gën a suufee lañ jóge championnat bu Afrique du Sud mooy deuxième bi ginnaaw moom mu am ñeenti fukk ak ñeenti joueurs yu nekk ci CAN ba Angleterre moom moo jël troisième am na ñeent fukk ak benn joueur Tanzanie prochain adversaire bu Sénégal ci fukk ak juróom-ñeenti joueurs yi ñëpp ci championnat wam la ñu jóge Kenya moom itam ci championnat wam am na fukk ak ñaari joueur yu nekk foofu CAF buy organiser CAN bi FIFA dina ko auditer doomu Sénégal bi di Fatma Samoura di secrétaire général bu FIFA moom lañ nommé délégué général pour l'Afrique moom ci juróom benn weer dina xool situation bu CAF ak nu ñu mën a accélérer réforme yi nga xam ne CAF da ko sumba loolu nag mi ngi am ginnaaw bu ko président bu CAF Ahmed ñaane ndimbal gu jóge ci waa FIFA. Pape Besdiba bokk na ci sélection yu teew foofule ca Égypte Mauritanie war a jongante CAN seniorom bu njëkk mu rabitu ni mercredi ba léegi ñu ngi foofule ca Suez ca Égypte digganteem ak Caire Suez kon ñaari waxtu la Mauritanie moom kon mu ngi ci groupe boo xamante ni mu ngi ci ànd ak Tunisie Mali ak Angola ndax mu rabitu ni am nañu kon ay moyens ngir mën a génn ci poule boobule. tontu li ak ki ñu toogal ca Nouakchott di Mohamed Diop. ñaar fukki fan ci weeru mai la français bi yor Mauritanie Corentin Martins fesal ñaar fukki sóor ak ñett yi mu tànn am ci fukk ak juróom-ñett yu ne bitim réew ci réew yi arab yi li ëpp nag ci ñoom ñu ngi bawoo Europe rawatina France juróom-benn yi ci des ci biir réew mi la ñuy football rawatina ci FC Nouadhibou mi jël championnat bi Souleymane Diallo sax góol bi fa la bawoo. ginnaaw ñaari semaine préparation gi nag Mauritaniens yi li ñu wane mooy résultat yu diggu doomu def na ñaari match amical dóor Madagascar 2-1 waaye beneen da leen a dóor 2-1 teewut nag yaakaar fa mu ne woon jógu fa rawatina bi ñu amee li ñu doon séentu ci match yooyu bu ñu dégloo entraîneur bi mu des kon Mourabitouni wane ko ci jano bu njëkk bi ñu am ci CAN bi ñoom ak Mali ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin wi
supporters yi ñoom ñu ngi njëkkante maillot vert jaune rouge bi ak vert blanc bi di xaar nag équipe bi wanewaat xar kanam bi mu amoon ci éliminatoire yi ndax moo jëleen ñaareelu place bi éliminé woon sax équipe bu ñu miinan ci CAN bi di Burkina Faso bu dee nag football collectif lañ leen xamee Mourabitoun yi am nañ ay benn yu ràññeeku bokk ci góol bi Souleymane Diallo jot nañ ko tudd capitaine bi Abdoul Ba njool mi ne ci défense bi Moustapha Diaw latéral bi dem ba jeex Assane Id di doomi Mauritanie bi njëkk football la Liga ak itam Ismaïla Diakité di attaquant bi def liggéeyam maanaam di lakk caax yi far moo dugal sax ñaari bit yi dugal nag askanu Mauritanie ci taarix muy gulet kon Mauritanie di bokk ci CAN Mohamed Diop Nouakchott RFM. jaajëf Mohamed dinañ dund ak yow Mauritanie foofu lee na la ñu dundee Nouakchott CAN bu njëkk bu Mauritanie ci RFM incha allah ci sunu xibaaru journal de la CAN lay doon. CAN bi ñëwaat Égypte fukki at ak ñett ginnaaw kon biñ ko mujjee organisé Égypte di réew bu am solo ci wàllum football Afrique ndax foofu la siège wu CAF nekk. donte sax Sénégal am na ñaari défaite ci match de poule fexe na ba kon yegg ci demi-finale yi ñu ñëwaat ci jaar-jaaru Sénégal ca Coupe d'Afrique boobu la nga xamante ni am na ci atum 2006 ànd ci ak Lay Diaw. parce que dès 1921 Égypte dugg na FIFA te avant muy dugg FIFA en 1921 dafa dem aux Jeux Olympiques de 1920 en Belgique carte de visite boobu rek tax na Égypte nekk pionnière u sport bi en Afrique ci noonu d'ailleurs ci lañ ko invité à la Coupe du Monde en 1930 à la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay mais Égypte dafa dem en observateur dirigeants yi ñoo fa dem c'est nag en 1934 en Italie que équipe de football bu Égypte participé dès 1934 à la première Coupe du Monde en Italie sous la bannière africaine c'est encore l'Égypte moo dox Confédération africaine de football jox ko ay premiers dirigeants jox ko siège ba léegi siège baa nga ca Caire kon xam nga bu ñu waree dellu Égypte ñu ngi mel ne que kuy dellu ci kër njaatigéem wala di dellu ci ki nga xamee ni moo di kër gu mag bu sport bi en Afrique ñun sénégalais dafa nekk sax pèlerinage bu mag a mag a mag ñuy nag dellu si ci fi nga xamee ni il y a 20 ans fa le Sénégal judduwaatee ci concertu nation yi 1986 ak 2006 c'est 20 ans Tony Silva Pape Mamadou Diouf ak Cheikh Tidiane Ndiaye ñoo di ñetti gardien de but défenseurs yi di Ferdinand Coly Lamine Diatta Souleymane Diawara Habib Beye Oumar Daf Malikou Diakhaté Diran Ndaw ak Boukari Dramé milieu terrain yi di Abdoulaye Diagne Faye Amdi Faye Pape Bouba Diop Dino Djiba Issa Ba Frédéric Mendy ak Rahman Bari attaquant yi di Souleymane Camara Aladji Diouf Henri Camara Mamadou Niang ak Diomansi Camara Abdoulaye Sarr moo di entraîneur national Amara Traoré moo di adjoint. Le groupe du Sénégal est à Port Saïd avec le Nigeria, le Ghana et le Zimbabwe. Le 23 janvier 2006, Sénégal di def match bu njëkk digganteem ak Zimbabwe. Henri Camara marque le premier but du Sénégal à la 59e minute. D'ailleurs Henri Camara jëkk na dugal but bu arbitre bi bañ. Ba léegi dañuy seet lu tax arbitre bañ boobu but wu Henri Camara mu dellu si dugalaat ko à la 59e minute. Issa Ba dugal le deuxième but du Sénégal à la 80e minute, 2-0 à l'arrivée. Sénégal jouait deuxième match 3 jours plus tard bi yoon contre Ghana daf ko ñàkk 1-0. Henri Camara ak Diomansi Camara def fa match bu rëy boo xamee ni mënul muccal Sénégal ci défaite ñu teg ci yeneen ñetti fan Sénégal ñàkkaat contre Nigeria keroog ñun ñëpp yaakaar nañ ni Sénégal était éliminé moom moo jëkk dugal par Souleymane Camara Sénégal mené 1-0 2 buts de Obafemi Martins ñàkkuloo ko 2-1 ñun ñëpp ñu yaakaar ni Sénégal éliminé nañ ko mais au même moment que Ismaïlia Zimbabwe dafa gagné Ghana 2-0 gagné boobu Zimbabwe gagné Ghana te Ghana personne contre Nigeria dafa qualifié Sénégal defatu Ghana boobu tax Ghanéens yi ñoom it léegi ils sont éliminés Sénégal nag am en quart de finale la Guinée à Alexandrie bi nga xam ne ci biiru Égypte yi moo ci gën di dëkk bu francophone d'ailleurs université Léopold Sédar Senghor ma nga ca Alexandrie mu nekk nag équipe bu Guinée bu rëy impressionnante équipe de Guinée ñi nga xam ne ñoo ko boot di ko yóbbu di Pascal Faye Doudou ak Kaba Diawara ñoom ñaar d'ailleurs
ku Guinée daaneel ñoo la daaneel parce que ci yoonu quart de finale bi Guinée dafa dóor Afrique du Sud 2-0 dóor Tunisie 3-0 dóor Zambie 2-1 avant muy war a dajeek Sénégal ajuma 3 février 2006 ñu songu match bi 23e minute Tony Silva bal bu nga xam ne dafa nekk ci tànkam muy dribblé Kaba Diawara daf leen di fàttali d'ailleurs ak action bi nga xam ne ni Khadim Ndiaye daf ko réussiroon ak Eto'o mais bii Tony Silva daf ko raté ci digganteem ak Kaba Diawara Kaba ni coppet ballon bi dóor ko ci camp yi mu dugg ci camp wu Sénégal yi catch fit mu nekk nag 1-0 à la mi-temps pour la Guinée. Pape Bouba Diop ñu dellu si un quart d'heure après mu égalisé à la 60e minute. Puis Mamadou Niang donne l'avantage au Sénégal à la 82e minute. ñu dox tuuti am di fay am coup franc dóor ko ci poteau bi coup franc bu nga xam ne stade bi yëpp jóg taxaw tellement dóor bi dafa rafet. Henri Camara nag dellu si à la 90e minute marqué le 3e but du Sénégal Guinée am coup franc ci arrêt de jeu yi Pascal Seyndouno dóor ko mu dugg nekk 3-2 pour le Sénégal à la fin du match. Match bi jeex surprise générale bi match bi jeexee Guinéens yi dañu song bangu Sénégal bi pour xeex ba léegi kenn xamul lu tax ci biir match bi amul bagarre ñoom xeexu ñoom ñi ci biir match bi mais joueurs yi doon football bi ak remplaçant Guinée yi bi match bi jeexee ca bangu Sénégal ba la ñu daw di fa xeexee ku ñuy xeexal Aladji Diouf la ñuy xeexal Aladji Diouf mi ñu bëgg xeexal bokkul sax ci match bi léegi nag la ñuy soog a xam ndekete lu tax Aladji Diouf duggul ndekete boo ko temps dafa wax par voie de presse loo xamee ni dafa merloo les joueurs guinéens loolu tamit moo tax Ablaye Sarr en bon stratège bañ ko dugal ci match bi parce que su ko dugaloon ci match bi mën na gën a yàq lu bare doon na nekk sax peut-être piège surtout pour la Guinée. Alors Sénégal donc gagné match bi 3-2 xeex ba ñu mujj ko arrangé jàpp Aladji Diouf yóbbu mu ñibbi. Sénégal est en demi-finale 70 000 spectateurs ci boobu demi-finale stade bi tàng jéeg xumb les Égyptiens étaient très décidés parce que ragal nañu Sénégal trop parce que li tax ñu ragal ko moo di seen match d'ouverture en 86 Sénégal daf leen gagné woon foofu 1-0. alors ñoom Ahmed Hassan ñoom Wayel Goma ñoom Abou Treika ak Ahmed Mido ñoo di ñi nga xam ne ñoom it li Aladji Diouf Henri Camara ak ñoom Diomansy nekk ci équipe Sénégal loolu la ñu nekk ci équipe Égypte ñu daal di dawal match bi 35 minutes Égypte am penalty justifié penalty dëgg-dëgg la parce que Frédéric Mendy moo faute ballon surtout loxo bi dafa aju ca kaw mu faute ballon bi ci biir surface de réparation bi arbitre bi sifflé penalty justement transformé par Ahmed Hassan mi-temps 1-0 ñu dellu si deuxième mi-temps 51e minute Mamadou Niang daal di égaliser de la tête ci bal bu nga xam ne ni Diomansy Camara moo ko ràccal ci kaw bopp bi 82e minute mu nekk beneen coup franc yi naar yi dañ lay sàcc arbitre bu sifflé rek bu ñu ko fa fekkee rek pousse équipe Sénégal bi taxawagul ñu daal di pousse coup franc bi daal di dawal à gauche waa ji centré Amadou Mansour tëb marqué de la tête 2-1 suñu joueurs yi xaw nañu sax protesté ci arbitre bi pour lui dire tu n'as pas ordonné de jouer gaa ñu joué ko finalement arbitre bi demoyu noonu le match bi continué 2-1 ñu dawal arbitre baa ngi tudd éveillé divine ci action wu Diomansy Camara bi nag ci la ñëpp ne kii kan la parce que Diomansy dafa am bal bu nga xam ne su sifflewul penalty war a pour siffler penalty ci dundu bakkanam keroog ñëpp a réclamé penalty ku dul égyptien rek ci stade bi réclamé ba penalty à la fin du match il y a même des égyptiens qui ont avoué que penalty la woon balu Diomansy Camara boobu noonu la ñu Camerounais bi éveillé divine ñàkkuloo yàgg nañu dajeeg arbitrage bu bon bu mel nii mais léegi nit ñi dañuy janook moom parce que bu njëkk bi rajo bi rek la woon mais léegi nit ñi dañ koy gis alors loolu la Sénégal ñàkkee boobu demi-finale 2-1 devant l'Égypte match de classement Nigéria gagné ko 1-0 but de Garba Lawal à la 79e minute. En finale, Égypte retrouvait Côte d'Ivoire. ñoom ñaar déjà ñoo bokkoon poule et en poule Égypte dafa gagné woon Côte d'Ivoire 3-1 mais ci biir poule bi yoon ci biir finale bi dañu dem ba prolongation yi jeex dara xewul tir au but le Égypte mujj gagné Côte d'Ivoire ci Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne ni c'était en 2006 en Égypte. jaajëf Lay Diaw moom it di ngeen ko retrouver ci antenne bi ci weer bi ñu jëm kon ci Coupe d'Afrique des Nations bu 2019 match d'ouverture bi suba diggante Égypte ak Zimbabwe 20h ci Ndakaaru ngeen mun ko déglu ci rajo Futur Média ni ma leen ko waxee kon RFM am na léegi droit yi ngir mën a def match yëpp jëm ci CAN 2019 di jaajëfal Aliou Ba mi nekkoon ci